ñu dajale tey fii mooy dellu siwaat ci benn mbébét bu ñu amoon suñu convention collective dañ ko defoon ci secteur bi yépp boole ko mu doon benn convention bi ñu commencé ñu nekk suñu patron yeeg ñëpp ñi nekk ci pétrole bi ñu bëgg a tëgg benn convention parce que xam ngeen ne fii am na ay découverte gaz ak pétrole yu bees yu fi am te yii ñëw il faut que ñu def dara ci fu dara newul pour ñu mun fa am ay documents yu ko régir loolu moo taxoon ñu def direction président ak ñun ñi syndicat bi yëpp ñu ne nañ def benn convention collective bi ñu ko defee dem ba ci biir patron yu transport hydrocarbures yi nga xam dañ bokk ci pétrole ndax ñoom ñoo yóbbu produit yeeg ñi importé ñi koy indi major yi ñu ne ñoom mënuñoo attan li sociétés yi pétrolière di attan donc nañu fexe ñu tëgg beneen convention ñu d'accord ak ñoom parce que bët du yoon waaye xam na lu bopp attan quand même ñu nangu ko ñun def suñu convention bi ñu signé ci 2 août bi passé ber benn bi di ko def ak ñoom mais ba ñu commencé waxtaan ba ñu d'accord ba jël ay agenda commettre benn expert dem di àndandoo di daje mercredi bu ne ba defar mouture bi li ñuy wax mouture document bi mais ci biir convention bi dafa am des questions à consonance financière ñu fexe yegg foofu ñoom nag ñu lañ dem seen yoon ñëwatuñ sax far def nañ lu ne malgré que autorité bi woote na ministère du travail ñëpp woote nañu ba ca mujjantal su ngeen fàttalikoo te lañ defoon suñu grève boobu le 3 mars bi ñu defee grève bi le 3 mars ministre bi wooñu temps wu Mamadou Cissé la ba mu ñu wooyee ñu daje fa ñu ne ñu léegi ci lañ ñëwoon fii ñu nag yéen a ko doon defandoo ñu jox ñu wax leen ne nañ indi non seulement seen membre du comité nañu indi seen i proposition nañu joxe ay dates yu précis diggante bi nag mbas mi amoon na fekk yooyu ñun tam ñu xaar du dëgg mais bañ ca génnee ba tey bëgguñu ñëwaat loolu moo taxoon ñu suspendre d'ailleurs grève bi fii bañ ko suspendre nag toog nag vraiment xaar nañ leen diir mars ba léegi je crois que def na ab diir quand même léegi nag ñu ne comme grève dañ ko suspendre woon rek de lu ñu bàyyi nëgandiku la woon ñu ne léegi nag comme ñun syndicat lañ nañ dellu ca la ñu mënoon loolu moo tax tey pour indiwaat leen ñu ñëw ñu yeggali négociation yi te jeexal convention bi moo tax ñun ñu jël suñu pas-pas ak suñu liggéeykat yépp ne tey bu soobee yàlla bu ñu yàlla mayee bakkan ci minuit danañ commencer grève pour 72 heures. maanaam dañoo ñëw pour réunion ndax tolloon nañ foo xamante ne bii dem nañ ba waxtaan ba tënk lépp ak ministre bi lañ ñu wax ba signé moo ci des benn point lañ d'accord lii lañ ñu wax te ñu ñëw ñu naan ñu dañuy négocier xaw ma teg xaw ma la wax nañ ñu fi sax ne hydrocarbure mënuñu koo am ñun mais annexe la ñuy am mooy beneen boo xamante ne bii day mel ni hydrocarbure lang ak moom boobu la ñuy am ñun ñu nangulu ñu ñuy expliquer di ñu expliquer ba toll ci maanaam signé moo ci des benn point lañ nangoo xam nga ban point lañ wax léegi point boobu des tey ñu ñëwaat fii ñu ne ñu dañuy reprendre ay négociations yu jëm non la loolu laa dégg c'est pas normal que ñu yor syndicat bu toll nii mënoo ñëw garage benn ci fii Sénégal ba am information li ñu war a def ak nu ñu bëgg a defee su coow amee si c'est parce que dégluwante wuñu c'est parce que information bi jàllul li ñu bëgg a def suñu yëkkatee ay mag nag bañ yegg si fii Cheikh fii personnel bi mosuñ laa tardé ci dara kaay ñu dem soo ne bàyyi ñu bàyyi ñaata at. Nous avons le stockage, nous avons le soute maritime, nous avons l'aviation, nous avons le gaz et le transport. Pour ne pas paralyser le pays complètement en un jour, pour ne pas paralyser l'aéroport et le port complètement en un jour, pour ne pas davantage pénaliser les populations qui sont en période de jeûne, notre impatience ne peut plus nous permettre d'attendre davantage. On a décrété ce mot d'ordre de grève pendant le jeûne, mais nous avons limité la grève uniquement dans la section transport.